alarba ñaar fukki fan ak juróom-ñett si koor atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi dalee nag jàmm si xibaar yi marax gi li ci gën a fës sa diwaanu Mbour ñi nga xam ne ñoo di diwaan yi nag daal di teg loxol toll si ñeenti tonnu ay garab yoo xam ne baaxul ak li nga xamante ni bi moo di yamba joo xamante ni bi koppare buñ ko xayma toll na si juróomi téeméer ak fanweeri million si suñuy koppar ñaari nit ñoo xamante ni bi teg nañ leen loxo si googule wala ay leeru lépp ki nga xamante ne moo di douane yi boobee sa diwaan ba Ibrahima Camara nañ ko teewlu ak ki nga xam ne moo di Mountaga Kat mi taraan ay kàddoom ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo yóbbu wala jot koppar jaare ko si li nga xamante ni bi moo di téléphone yi xaylu yees yi nag ñu ngay wéy ñoom it di wéy lànk gi nga xamante ni bi ñu ngi koy lànkal ñoom ñi opérateurs yi ndax li ñu bëgg ñu ne wàññi googee daal leen arrangé tarif yi nga xamante ni moom la ñu daal di tànnal seen bopp nag am na ñoo xamante ni bi tàmbal nañ di ko jëfit nañ ci ànd ak Abi Ndiaye mi def boobu lay gëstu tey jii di bëccëg bi nga xam ne moom lañu jégaleel wàllum archive di ay mbanduwaar yoo xamante ni bi moom la ñuy denc xool nag li nga xamante ni bi moo jëm si denc ab li nga xam ne moo jëm si wàllum audiovisuel waral nag ñu fekk suñu naataango yu Sud FM di rajo privé bu njëkk si réewum Sénégal ñoom nag dafa mel ni am na doxalin boo xam ne moom la ñu tànn ngir mën a denc mbir yooyu jaare ko si xel lay dañ ci ànd gëstu bi nga xam ne def na ko Mame Seynabou Babou dinañu ànd ak moom si diwaanu Saloum it si rubrique bi nga xam ne moo di découverte mu ñuy xam ne ak ay bërëb yoo xamante ne bi ñoo fa nekk bërëb yoo xam ne dafa fees dal ak taarix ndax yoo xam ne nasaraan si ñoo ko fa bàyyi woon si diwaanu Kaolack ñuy wéy ba léegi dafa nekk seenu nekk nan la demee taarix yi mu làmboo loolu lépp nañ ko gëstu si biir xibaar yi mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo gën a fës si biir jataay nees kiis ñu def si faram fàcce. dañ koy door rek lañ ko jiñee si bopp ba wutali diwaanu Mbour ak ñi nga xam ne ñoo di takk deri koom yi nga xam ne nag daan nañuy teg loxo lu toll si ñeenti tonni garab yoo xam ne baaxul ak li nga xamante ni bi moo di yamba yoo xam ne bu ñuy xëyma koppar yañ ko mën a daal di nataal dina toll si juróomi téeméer ak fanweeri million si suñu xaalis loolu nag ñu ngi ko daal di teg loxo ginnaaw bi nga xamante ni bi amal nañu ay gëstu yu mucc ayib si marché bi nga xam ne moom nañu duppee caaro yi boobu lay jàll lañu daal di tegee loxo lu ni mel ñaari doomi aadama ñoo xamante bi nag jàpp nañ leen ci moom lay wàll ñu ngi ci loxoy takk der yi buñ sukkandikoo si Ibrahima Camara mi nga xam ne mooy chef subdivision bu diwaan bu diwaanu Mbour ñu teewlu ay kàddoom ak Mountaga Kane. donc tey waa brigade de Mbour ñoo fi def saisie médicament bu toll ni ci diggante ñeenti fan dañu jàpp d'abord ci géej gi lu ñuy wax yamba à peu près 370 kilogrammes après ñu jàppaat médicament bi ñu jàppee médicament ñu analyser situation bi autorité bi neew bu ñu yem foofu ci médicament bi rek parce que soo xoolee dañu nekk ci période yi nga xam ne trafiquants yi dañ ci généralement dañ ci profiter comme par exemple ñu ngi nekk ci Covid bi ñu ngi wax lan mooy faj lan moo dul faj donc nit ñi dañ ci profiter léegi bi ñu amee beneen saisie bi nga xam ne beneen débarquement on a préféré bañ leen jàpp donc ñu topp leen ñu yóbbu ñu ba Caaroy ci benn kër bi nga xam ne ay néeg a fa nekk ñu fekk fa vraiment lu doy waar ci ay médicaments. lépp ñu tàmbalee waaw warang donc lépp warang la tàmbalee donc ñu dem ba Caaroy donc bi ñu fa fekkee médicaments yóbbu ci ay néeg ñu jël leen ñu teg ay carton ay pharmaciens la ñu woo. ñoom ñoo ñëw dimbale ñu pour xool yan façon médicament la pour xool ban njëg la. ëpp na tuuti genn wàllu milliard donc 518 millions ak lu topp la wàllu médicament yi yamba bi war na toll ci li ñuy wax 30 millions. jóge Mbour wutali Kaolack foofee nag ñi nga xam ne ñoo di liggéeykatub mbëj mi di wàllum courant dañu daal di fetteerlu ñoom ñi nga xam ne ay prestataire lañu li ñu bëgg ma dañu daal leen di embauché waaye nag ginnaaw bi nga xam ne dañu leen gàttaloon seen ndoxum ñaxtu bi ñu bëggoon def dañu daal di koy def te xaar ñu si ndigal waral nag am suñu bëri ñoo xam ne takk der yi teg nañ leen loxo waaye nag nee nañu du ñu yem foofee buñ sukkandikoo si ki nga xam ne moo yor seen kàddu de Timothy Ikoli nee na ab xiifal si boppam la ñu jëm ñu teewlay kàddoom ak Adama Sarr. tey jii nii waa Kaolack yëpp génn nañ ngir jàppale amicale du travail de l'électricité pour dire non à Pamba Demba bi tey ndax Senelec bi nga xamante ni mu ngi koy bëgg a politiser te Senelec warul nekk wàll boo xam ne ko war a politiser imagine toi benn nit buy liggéey ci biir structure amul congé amul prime de risque amul prime de logement amul prime d'électricité ba pare di toog ay weeru yàlla kenn du la fay ba pare saa boo dikkee rek gis fi ay nit yoo xamante ni yu bees nañ ñoo xamante ni mosuñu am occasion di liggéey ak Senelec looloo waral tey ATE daje fii tey pour dénoncer encore les incohérences du directeur général de la Senelec waxoon nañ ko nag nga bañ ko nga nangu ko dinañ fi ñëw daje nañ fi te président Macky Sall dañ koy inculmer parce que président Macky Sall gën na yëg lu xew xam na lu xew
xam na ne carrément ñi nga xamante ni ñoo ko dar waxuñu ko dëgg te lii du yoon 499 prestataires nag duñu 8000 ci marché bi ñu fi jógee incha allah dinañ dem ca Ndakaaru te entamé li nga xamante ni mooy suñu grève de la faim te loolu d'ici une semaine lay doon pour vous dire que ni que ñun on est engagé ci li ñuy def. yeneen prestataire di ñi nga xam ne ñoo yëngu si wàllum yónnee ak joti koppar jaare ko si xaalis yees yeeg téléphone yi ñoom nag nee nañu duñu tënku si ni nga xamante ni bii moo jëm si kujje gi jëm si diggante Orange Money ak Wave ndaxte ñoom lii tooy si ñoom lay jógee waral nag li nga xam ne moo di njëgi ñu nattaloon seen bopp démb ginnaaw bi ñu dajee ak taskatu xibaar yi tey seetlu biñ si am si yenn bërëb yi moo di ñu ngi koy jëfee sa Yoff tongoor loolee la Abi Ndiaye seetlu. concurrence déloyale diggante ñaari opérateurs yi Wave ak Orange Money exploitation bi ñuy dund ak ñàkk gis seen bopp ci mbir mi doon na lu indi ñiy liggéey ci transfert xaalis bile fupp ba tax na ñu tëral ay frais de service. El Hadj Diop lay wuyoo bàyyeekoo fii ci Yoff Tongoor nekk responsable cellule de Yoff moom prestataire bile li mu xamle mooy tàmbal nañu appliquer tarif yi gannaaw ba ñu jëlee ay mesures. waaw fere yi soo xoolee comme fere yi nga xam ne cadre de concertation moo génnee moom moo tàmbali démb mais am ñoo xam ne bi depuis le premier lan tàmbali woon ñoom mais booba ku nekk loolu neex rek nga doon def mais à partir de le 8 léegi ñëpp dañuy tënk ci baram yii nii mooy comme ni ñu ko defee ba ñëpp gis ko mais lépp lu ñu si jublu rek mooy état mën a réagir. lu ko soriwul dara ñu seen fii Aboubacary Touré bokk ci kuréel bi ñuy woowee ASETA prestataire bile mi ngi wàccu ak jéego yu ñu tëral a donte sax ak client yëpp bokk ñu gis-gis ci mbir mi. biñ ci jotee rek bi di jógee ci conférence de presse boobu lañ commencé appliquer client yi nag ñu ko gisee mooy ñi ngi koy nangu ñi ngi bañ waaw dañuy naxtaan ak ñoom rek des fois ñu expliqué kenn mu nangu des fois ñu expliqué kenn mu bañ waaw ndaxte ku daan fay 10 500 ci Orange Money léegi ñoo ne 10 200 la loolu soo ko expliqué day yenu maanaam te li tax loolu sax ñun gënaluñu ndax client yi suñuy xarit lañ ñoom itam. mais il y a que 10 000 francs nga ciy gagné 21 francs xam nga loolu jaaduwut moo tax ñu jël suñu commission bopp bàyyi commission opérateur yi fële. moom prestataire bile mi ngi xam le ni daal affilié ak Wave ak Orange Money soppi ñu seeni doxalin lu ñu dindi seeni tarif extrait. waa dana continuer du continuer moom ça n'est pas ci Wave wala Orange Money ñoo xam ne ñoom ñoo yor fi mu ne ñoo gagné marché bi nekk ci terrain bi. waaw bu dee ni 1% bi lañ continuer ak ñun ak commission yi ñuy jox moom lañu jox ba léegi ñun dañuy continuer ba jusqu'à ordre. tarif yi nga xam ne tëral nañu ko démb doon na loo xam ne prestataires yi rafetlu lañ ko bu baax ba tax na tàmbali nañ ko appliquer ci point de transfert yu ñu jot a dugg li ñuy xaar rek mooy njiitum réew mi réagir ci seeni secteur. ñeneen ñu bëgg sàmm seen yëf di ndaw ñi nga xamante ne bii ñooy yeewa sa diwaanu Diamniadio li nga xam ne nag moom moo waral kuréel googu nga xam ne sàmm suñu yëf lay wuyoo di taxaw te moom moo di daa am fukk ak benn hectare yoo xam ne dañoo jàpp ne dañ ko bëgg a foqaat si ñoom te dañ saa bëgg a def bërëb boo xam ne seen ñuy tàggatoo depuis stade ak li nga xam ne moo di ay sekk waral nag ñu ne loolee du jóge seen loxo ñu teewlu kenn si ñoom Bouna Gueye si micro Babacar Seck. fii ñun bañ taxawee xool dañu gis ni bërëb bu mel nii warut a nekk ay dëkkuwaay ndaxte boo xoolee Diamniadio màgg na Diamniadio mu ngi yokk tey ñu dëkk ci zone bi nga xamante ni tey benn école primaire moo fa nekk dëkk ci zone bi nga xamante ni benn lycée moo fi nekk tey Ibrahima Badiane nekk ci intersection maanaam ci zone bi nga xamante ni dafa boole ñaari dëkkuwaay muy extension yi ak Diamniadio bu njëkk ñu gis ni foofu noonu dafa war a doon zone bi nga xamante ni moo war a boole moo war a xeex li nga xam ne mooy inégalité moo war a xeex li nga xamante ni mooy discorde bi war a am entre ñi dëkkoon Diamniadio dem tuxusi ci sancaani bees yi ba ñu taxawee jàngat ñu ne kat dëkk dafa am lu ci bokk muy maanaam xale yi war a màgg tey ñoom dañoo bokk ci dëkk bi tey xale yooyu noonu soxla nañu fi nga xamante ni fa la ñuy mën a féexalee seen xol fa la ñuy mën a tàggatee seen bopp ndax xale ci ba dañuy yëngu ci wàllu sport soxla nañu fu ñuy amee seen épanouissement ñu ne ngalawaay fii mën naa nekk stade bokkul ci loolu ñu ne tey fi nga xamante ni mooy 11 hectares yi ñu bëgg a jox Ibrahima Badiane bu dul stade tey ñu ngi ci dëkk bi nga xamante ni les chrétiens qui sont là bu ñu amee néew dañuy dem ba Sébikotane pour suul ko fa musulmans yi nekk fii tey benn almeer lañ bokk mu ngi Route de Thiès tey bu almeer yooyu feesee ñun fan lañ jëm tey ñi nga xam ne ñooy ay musulmans dëkk fii da leen di jaral bu ñu waree suul yi ñii dañuy dem Touba ñii dem Tivaouane ñii uti feneen fu ñu dem te loolu mënuñ cee dëkk te nit ñaa ngi yokk nit ñaa ngi tuxu si
Niassante mu ngi nekk ci commune bu Mbane département bu Dagana foofee nag daloon nañ fa ak gétt goo xamante ni bii koppar dañ ko defaree toll na ci téeméer ak juróom fukki million di loo xam ne nag mbégte la ci ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum càmm gi bu baax a baax ak ñi nga xam ne noonu la war a yaatoo sa diwaan ba ak njëriñ li nga xam ne dina ko daal di jur ñu teewlu ci Momar Alice Niang ak Matar Seck ñi fekke woon ubbite la. Niassante nekk ci commune bu Mbane nga xamante ni am na lu tollook téeméer ak juróom-ñaari village am na nag daral bu yees bu ñu tabax ki ko def di ministère bi ñu dénk wàllub càmm gi lañ fa def ci koppar nag xayma nañ ko ci lu ëpp téeméeri million ci wàllub CFA. ndaxte état Sénégal jaarale ko ci ministère de l'élevage wala projet PRAPS jël téeméeri million ak juróom benn fukk ak ñeent jagleel ko Niassante ci seen marché à bétail bii donc yaakaar naa loolu rëy la ñëpp xam nañ ne Niassante mu ngi nekk ci buntu Mauritanie te Mauritanie Sénégal Mali Burkina Faso Niger Tchad réew yooyu ñoo bokk PRAPS projet boo xam ne bii pour lawal càmm gi dem di ñëw nga xam ne duñ ko amal frontière. mu bég loolu ci réalisation bu ni mel tax na ba maire commune bu Mbane di woo askan wi jëfandikoo daral bi ngir ñu sàmm ko bu baax a baax. pal bi léegi si tànk waa Mbane la nekk ndax ñoom ñoo koy war dokal ñoom ñoo ko war toppatoo ñoom ñoo war bokk ndey bokk bàyyi ñu xam ne lan la ñu leen indi de am na ay communes yi ko yelloo woon donc yéen ba ngeen koy amee yéen itam di ngeen yaatal ngeen xam ne seen suñu ay mbokk sous région yi ci la ñu bokk. ngeen xam ne ay commune 11 localités yi nga xam ne ñeneen ñiin fii la ñu bokk ci daral bi ngeen yaatal ngeen teg ko ci yoon donc loolu laa leen ñaag président de la république lu mu mënoon def na ko mu dimbali leen jàppale ma ba daral bi mun a egsi fii. ci beneen pàcc ngir saafara jafe-jafe téeméer ak juróom-ñaari village yi nga xamante ni ci ay saret lañ doon évacuer seeni malade maire bu Mbane may na leen ñetti ambulance yu yees. Momar Alice Niang ñu daal di dugg université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ginnaaw jàppante yi ak yàq gi nga xamante ni bi amical bi yëngu si wàllum njàngum yoon ñoo ko amal ginnaaw bi nga xam ne woote nañu ak coow li nga xam ne moo si juddee ñi nga xam ne nag ñoo di lett jàng si boppam daal nañuy dellu siwaat ñoom donga yi si njariñu yooyu la amical ñu si bëri gisuñu seen taxawaay gi nga xam ne war nañ ko taxawee seen i wet ñu ànd see gëstu bi nga xam ne def na ko Pape Mbaye Diaw mu ngi àndoon nag Augustin Mandang. liggéeyum amicalu délégué yi ci université yi mooy taxaw ci jafe-jafe étudiants yi loolu nag mu mel ni ca université Cheikh Anta Diop étudiants yu bëri gis nañ ne délégué yi du loolu la ñuy def jamono ji étudiant bi nekk 2e année ci faculté des droits mi ngi ñuy xamal ne délégué yi seen bopp rek lan fi nekkal. bon effectivement ni nga ko waxee amical dafa war a nekk une défense genre ñoom ñoo war a assurer la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants mais au-delà de ça am na beneen rôle bu ñu war a exercer mooy lan te y a des gens qui viennent dans les différentes facultés mais ñoom tey ils ont besoin de soutien chaque année l'université day perdre des futurs cadres de demain c'est pas parce que ces jeunes-là genre ils sont nuls non c'est parce qu'ils n'ont pas de soutien ils n'ont pas d'appui mais tey malheureusement amicales yi lu ñu fi war a nekkeewuñu fii ñoom tey xamuñu sax le vrai sens du syndicalisme. beneen étudiant bi moom nag ci bibliothèque universitaire bi la jóge moom nee na délégué yi ñoom xamuñu sax lan mooy dëgg-dëgg seen liggéey. amical dafa nekk amical yoo xam ne genre bu doon étudiant mooy défendre moroom étudiant mais dafa fekk ne dafa am genre dafa am ñeneen ñoo xam ne dañ see bokk te bokk ci quoi bon ñu cartouché ñi xam nga dem ba master sélectionné wun la après yaay nekk ci amical yi di diriger loolu nag su amee kooku dootul sóoraaleeti genre moroom étudiant bi quoi vraiment intérêt rek lay xool xaalis nguur xam nga jaay chambre yi fii nii. mu nekk ca master 1 ca faculté des sciences étudiant bi daal di noppi ay couram jubal fi nga xamante ni moo di ca campus social ba mu ngi xamal ne jot na nag autorité yi xool yan critère la ñuy tabbee délégué yi. délégué yi au moins ñu am benn niveau bi am une moyenne supérieure à 10-50 peut-être pour mun a faire une sélection parmi les meilleurs pour pouvoir les responsabiliser parce que c'est important. Aussi violence bi man je n'apprécie pas cela parce que neexul quoi kiiwul à chaque fois ngay gis violence bi lacrymogène ici kiiwul quoi vraiment bu ma sañoon ñu nekk ci stabilité
même bu fekkee ne dafa ndara dem ba ëpp loxo sax mieux vaut ñu suspendre amical yëpp après dund en cérémonie essayer gérer sans amical moo gën. ca université Cheikh Anta Diop coow daal di fay judduwaat gannaaw ba nga xamante ni yenn ci délégué yi danoo d'accordul ci résultat yu élection amicale yi ba tax ñu yàqaate restaurant yu bëri ya fa nekkoon nit ñi xalaat lan mooy liggéeyu délégué fii ci université yi. yàqte googu moom Pape Mbaye Diaw ay daan dina ci am bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni bi moo toftal ci njiital kuddu Khalifa Babacar Diagne jël ci waat na bu baax a baax ci li nga xam ne moo xew foofee ci université ak li nga xam ne moo di njeexital ya mu ne lii da koo jàppe ne dañoo ñëw ngir saboté kuddu ndax yoram nekku ci yooyu le wat nga xam ne moo amoon sa amical ya ñu teew lay kàddoom ci jokkoom ak i rajo. damay wax ne mbir mi sax dépassé na restaurant argentin ñoom dem nañ restaurant argentin dem nañ cité Claudel dem nañ aussi cité ESP pratiquement sunu campus yu jege yëpp ci espace universitaire Cheikh Anta Diop ñoom dem nañ fa li tax mbir mi metti ñu jaaxal ñu mooy ñoom seen mer mi ngi jóge ci renouvellement yi nga xam ne moo amoon ci amicale faculté de droit te ñi xam université yëpp rawatina ñoom étudiants yi xam nañ ni kuddu bokkul ci ñiy organiser élection yi kuddu organiser wul élection proclamer wul résultat élection yi ba tax na résultat yooyu ba mu génnee ñoom bi ñu meree ñëw di attaquer kuddu di jéem a yàq ay matériel am ak ay bien am ñun jaaxal nañu metti ñu ngi ko jàppee sax lu mel ne sabotage parce que gis ñu lenn lu waral loolu parce que dem nañ sax ba yàq ay garab moo tax ñun bi mbir mi amee démb wax nañ sunu département yi nga xam ne yëpp da leen a concerné ñu def situation bi defal ñu ay rapport ñu xool aussi su wàllu unité de sécurité bi nga xam ne kudd am na ko ñi nga xam ne ñoo doon def loolu képp koo xam ne mën nañ la ci xàmmee ñu jël seen tur non seulement dinañ dem porter ji plainte ci wàllu yoon waaye aussi am nañ benn waxtaan bu ñu am fan yële ak waa université ba tax na bépp étudiant bu def yàqu-yàqu yu mel noonu mën nañ saisir sa commission de discipline faculté pour ñu yóbbu la commission de discipline xool daan bi nga xam ne moo méngoog yow yàq-yàqu yi nga def ñu teg la ko. tey di bëccëg bi nga xam ne moom la ñu jagleel wàllum archive maanaam denc loo xamante ne bii ay at mën na koo dund waral nag ñu def ab gëstu taxaw seetlu si ñi nga xam ne ñoo di saabalkat yeeg këru tasukaayu xibaar nan la ñuy def ba denc li nga xamante ne bii ñu ngi koy daal di liggéey foofee ci at yu bëri ñu dem xooli rajo bu njëkk di privé si réewum Sénégal Sud FM nga xam ne ëpp na ñaar fukki at 1994 ak léegi moom juddoo ay émission yu bëri def nañu ko jataay yu xibaar yu bëri ak ay waxtaan yu bëree bëri naka la ñuy def ba denc ko gëstu boobee dañ ci ànd ak moom Bonjour, 12 heures sur l'ensemble. rajo privé bi ñu njëkk a taxawal fii ci Sénégal am nañu lu jëm ci wàllum archive lu jaar yoon cassette disque ak CD tey nag Sud FM am na serveur numérisé bu muy denc ay archive am édition émission publicité rush dossier animateur yi lépp ñu jël ko denc ko ci base de données. responsable technique bu Sud FM moo ngi déglu yenn ci archive édition yi ak émission religieuse. Réseau synchronisé de Sen Radio, bienvenue à vous dans ce journal. À la une. archive appel jeu concours bàyyiwuñu dara Sud FM ñu créé ko ci atum 1994 waaye rajo bi teewul ne moo ngi garder ay archives am boobu ba tey. Évidemment que nous n'en disposons. waaw kay am nañu ko ndax bu leen fàtte ni ñun ñooy première rajo privée ci Sénégal rajo bi ba mu commencé tàkk ba tey 1994 la donc loolu mooy wane ni am na yu bëri yoo xam ne xew na fii ci mim réew kon nag yoon la ngir ñu am mémoire woo xam ne moo koy daal di denc kon jàpp leen ni lépp luy archive ñun ñii di waa Sud FM am nañu ko. Réellement vous dire que nous avons des archives. ngir sàmm kaaraange yii la archive ñoom nag jóge nañu ci disque dur dem ci li nga xam ni moo di serveur. ay cassette la ñu démarré bi ñu demee ba mu yàgg CD génn ñu xam ne CD mun na gën a miniaturiser ñu jël CD yi. gis ne CD yi aussi desoon na tuuti sécurité parce que bu xoosoo balaa nga koy dugalaat affaire yooyu ça pose problème ci la ñu jël nag ay disque dur bi ñu demee ba mu yàgg nag ñu ne bon on ne sait jamais. xamuñu daal nañu luye ay serveur ñu def ko ci donc noonu la ñu def ba garder daal li nga xam ne suñu kéemtalaay kàttan li mémoire u Sud FM. archive nekk manduwaar buy gaar lépp luy taarix ak aada fi réew.
jóge si mbanduwaar googee di denc jëm si genn mbanduwaar di ay sàq yoo xam ne war nañ ko samp lu ñu duppee agropole sa diwaanu Saloum bërëb yi koy daloo nekk di commune bu Dia ak commune bu Médina Sabax jëwriñ ji nga xam te ne bii mooy wàllum xëy yi ak liggéey yu ndaw yi di petite moyenne entreprise yi Moustapha Diop demoon na nemmeeku ji yooyu lay bërëb ne bu sottee nag dinañ ci mën a susam xëy lu toll si fukk ak juróom-ñeenti junni ñoo xam ne dañ fa mën a liggéeyee liggéey yoo xam ne nag na si gën a fës mbayum gerte mbayum dugub ak suuna ak yu ni mel ak li nga xamante ne bi mooy toppatoo xorom si ñu dem ba Saloum fekk fa Adama Sarr ak Assou Mbaye. fan yile gis nañ ne lii di feebaru mbas bile mu ngi am ay yokkute yu ndaw a ndaw ci Sénégal waxtu joojule nit ñi nga xam ne ñoo war a ñàkku ci feebaru mbas bile tuuti na loolu lu nu mel jaaxal bu baax a baax kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci gox-goxaan yile rawatina ci Pikine loolu tax na ba ki nga xam ne mooy bokk moomeel bile jóg na ngir taxaw ci lu nu mel ngir yee askan wi ñu dem ñàkku ji. dafa mel ni nit ñi dañoo jàppoon ne xëy na mbas mi dafa jeex mbas mi nag jeexul. ba tey mbas maa ngi fi rythme bi nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ñu ngi sant yàlla ndaxte nañ ci tiite woon lépp yàlla musal nañu ci ba yeggul ca lañ ci doon ragal lépp yeggul ci boobu niveau waaye taxul mu génn fi te puisque fii ak génnu fi rek fii ak génnul ci suñu réew génnul ci àdduna nañu xam ne mbas mi mën na ñëwaat ci façon bu munti ne kon li gën moom mooy ñu fagaru dañoo war a fagaru moo gën faggu defe naa loolu la wolof di wax te dëgg la nañu jéem a jóg gaaw ñàkku bi nga xamante ne bi ñu ngi ànd ak suñu sago ànd ak dal. ngir askan wi dugal seen loxo bu baax a baax ci campagne bi nga xam ne ñu ngi koy def ngir ñàkku ngir moytu mbas bi lay loolu tax na ba comité d'entreprise républicain di CRAPR jóg nañu teg ay pexe ngir gën a yee askan gi ndax mu jóg dem ñàkku ji. loolu moo tax tey bu ñu ñëwee fii dans le département de Pikine comme ni ñu ko defee woon ci Guédiawaye ñu waxtaan ak population yi dans toutes leurs composantes pour que ku nekk si ñun nekk le porteur de projet ku nekk si ñun dem si suñuy dëkk-dëkkaat yi dem suñuy kër yi dem suñuy gox-goxaat yi waxtaan ak nit ñi mën a respecter les mesures barrières ndax Covid bi ba léegi mi ngi fi waaye itam ñu mën a dem vacciner wu ji à partir de 18 ans ba si kaw ñu mën a fexe Covid 19 génn Sénégal Covid 19 nekk vraiment une ancienne histoire ba suñu économie bi nga xam ni mi ngi commencé di sooxe ñu mën ko redresser waat ñu delluwaat si tànk yi nga xam ne président moom la dëgmal muy plan Sénégal émergent ñu mën a suqali Sénégal fexe ba Sénégal am émergence bi nga xam ne ñun ñëpp moom la ñu bëgg. ngir moytu ñetteelu pàccu mbas bi nga xam ne day mën a wàlle bu baax a baax comité d'entreprise républicain di CRAPR ak kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk gox-goxaan yi nekkee ci Pikine jóg nañu dugg ci askan gi le ngir wax leen ne fu mu toll nii ñàkk bi rek mën a tax ñu xeex mbirum mbas bi le. kon mu ngoon gis ngeen joyante gi ñu ngi woon ci ANER bu Ndakaaru ak moom di leen fàcc lu jëm si ñàkk yi ngeen fegu si mbasum coronavirus si ndaje lu bëri lool ay doomi aadama ñu wutali diwaanu Saloum ngir wax lu jëm si nag ay mbanduwaar yoo xam ne sàq la ngir daal di mën a amal liggéey yu gën a ñoŋ li nga xamante ni bi ñoo di commune bu Dia ak commune bu Médina Sabax ñoom ñoo koy daloo foofu si diwaan bu ñu sukkandikoo si jëwriñ ji yor wàllum xëy yu ndaw yi Moustapha Diop nga foon nee na dina mën daal di sosi xëy lu toll si fukk ak juróom-ñeenti junni bu yeggee nga xam ne dinañ ci mën a bay lu mel ni gerte dugub ak suuna ak yu ni mel ak li nga xam ne mooy taxaw xorom si Kaolack ñu fekk Fadama Sarr Assou Mbaye. gouvernement bu Sénégal jëm ci plan Sénégal émergent nag mu ngi amal li nga xamee ne moo di ay agropole intégré ci Sénégal yëpp ci Saloum nag lii di wàllu gerte dugub mboq ak lii di xorom moo ci gën a nar a fës. fépp fi ñu wër gis nañ ne foncier bi sécuriser nañ ko gannaaw nag léegi sécuriser nañ foncier bi étude de faisabilité yi ak structuration projet yi gën na filières yi muy lu jëm lu mel ne céréales yi lu jëm ci xorom si ak ci gerte gi muy filières yoo xam ne dañ ko war a transformer gis ngeen am na ay unité de transformation yoo xam ne wër nañ ko nga xam ne ñoom ñooy les maillons importants des filières visité nañ ko fi tey gis ngeen sànq bi ñu jógee fële ca Taïba Niassène fekk nañ fa vraiment économie circulaire bu doy waar ci gerte gi donc tey muy tey ñoo xam ne tey unité de transformation yi bëri nañ trop fii ci Saloum. Royaume bu Belgique fas yéene gunge bile projet lu tollu sax ci fukk ak juróomi milliards fas yéene nañ koo génne ngir ñu amal ay études de faisabilité. C'est avec grande fierté que la Belgique s'insère là en donnant, comme vous le dites, plus ou moins 15 milliards de francs CFA. mbégte mu mag la réewum Belgique am ngir dugal loxoom rek ci li nga xamee ne moom moo di bile projet agropole looloo waral ñu daal di yëkkati lu toll ci fukki milliards ak juróom ngir rek fexe ba lii di projet bi mën a nekk réussite xam ngeen ne diggante réewum Sénégal ak réewum Belgique nekk na diggante bu ratax. te bi le projet nag dina tax daal ba ndaw ñi nga xamee ne ñoom ñoo dëkk fii ci Sine Saloum mën a am xëy. du Sine Saloum puissent déployer tout leur talent et le territoire déployer toutes ses potentialités.
ci fàttali nag module central bi daañ ko taxawal ci commune bu Dia lii di module régional bi nag ñu ngi koy amala fa nga xamee ne moo di ca Médina Sabax. tëgg nañu bàkk bi waaye dañuy delluwaat Saloum ngir xam ne googee ak bërëb yi nga xam te ni bi ay tabax la yu fi nasaraan si bàyyi jamono ji nga xam te ni bi ñu ngi fi nekkoon di notaate loolu nag di tabax yoo xam ne bàyyi nañ ko fi waaye nag mu ngi fay waaye dafa nekk ba léegi taarix yoo xam ne fees na ko lamboo ko moom ak li nga xam ne moo di njeexital yàgg taxaw ga waral nag ki nga xam ne moo di Mame Seynabou Babou Seck ak gëstu bu yaatu ak ki nga xam te ni bi moo di Iba Gallo Mbaye Iba Gallo Seck Iba Gallo Seck nekk koo xam te ni bi yàgg na ci jokkaloo di communicateur traditionnel waxtaan wi yaatu mu seq ak moom ni ki ab taarix ni ki ab nataal ñu ànd seek moom Seynabou Baba Augustin Mbandang Saloum. mu nekk capitale régionale ak ñaareelu ville ci wàllum koom-koom région Kaolack nekk bërëb boo xam ni ab célébé yoon la diggante préfecture ancienne gouvernance inspection du travail Kaolack bëri na ay bâtiments coloniaux mu nekk jokkalokaay bu jàppandi fi kanamu communicateur bii di Iba Gallo Seck. Pourquoi les bâtiments à tuiles? Pourquoi les maisons coloniales à cette époque? lan moo waral ñu tabax taax yu mel nii liñ ci mën a jàpp ci tontu mooy jamono yooyee bëri woon na lool ay entreprise yoo xam ne ñu nekkoon ci réewu tugal entreprise yooyee ñu ngi nekkoon ci Marseille ñu daan defar tuiles yi di ko indi ci dëkk yu mel ne Sénégal ba tax na sax bu ko seetloo bëri na ci région yi kër yi fa nekk ak ci taax yu mel noone ci département français yi doon na ay kër yoo xam ne ay tuiles lañ ko defaree. Que je venais de citer dans les chefs-lieux de région et dans les 4 départements français, c'était des maisons en tuiles. bâtiments coloniaux yi muy ay tabax yu ñu xàdd nekk na loo xamante ne am na particularité. waaw këru colonial ku ne xam na ni tubaab bi mu fiy nekk kër yëpp tuile la daan doon te tuile dafa doon loo xam ne day dund ñaar téeméeri at ba ñetti téeméeri at di dàqu tàngoor parce que bâtiment tuile boo nekkee ci biir benn tàngoor du la rey te day sedd bu fekkee ngelaw li tàngu li duggul. boo xoolee fu mel ni Dakar Saint-Louis ak Gorée ak Rufisque bâtiment coloniaux ya fa nekk kër yëpp ay tuiles la ñu woon parce que tuile nag booba jamono yooyu dafa xewoon boo ko dee xool Foundiougne kër yi gënoon a rafet ci Sénégal tuiles yi ñoo fa newoon nga ñëw fii ci Kaolack l'avenue de la Résidence këru tuile la woon ni ma ko mën a wax. bu ñu sukkandikoo ci communicateur tradi moderne bi lu ci ëpp ci bâtiments coloniaux yi dañu leen soofantal. mais parmi ces bâtiments il y a beaucoup de bâtiments qui sont classés patrimoine historique classé. ci taax yi ñu nemee ko fii bëri na ci yoo xam ne def nañ ko patrimoine historique classé bu UNESCO bokk na ci zone militaire bu inspection bu travail ba tax na sax boo demee ci bërëb bu mel ne Ndar ba fa jëndee kër amoo benn yoon droit soppi niñ ko tabaxee waaye mën ngaa dem ci ministère de la culture wala sax ci bureau architecture ñu jox la plan bu njëkk ba te it nga mën koo tàmbaliwaat defal ko nam meloon bëri na ci taax yu yàgg yooyu nga xam ne dañ ko woon ginnaaw te it négligé ko te loolee du yoon ndax dafa nekk benn patrimoine culturel te dañ ko war a sàmm dem leen xool ci corniche bu nekk ci avenue Roosevelt hôpital principal wala sax Camp Dial Diop boo ko xoolee ci bâtiment yooyu yëpp dañ ko war a sàmm bu baax ndax seen taar lim ñu fàttali ci taarixu Sénégal ak li mën a jàngal ndaw ñi ci jamono yi ñu toll. que nous devrions conserver du fait de leur charme, du fait de leur état colonial, ça nous rappelle beaucoup et ça peut enseigner à la jeunesse sénégalaise. mu ngoog jaajëfal Mame Seynabou Babou Augustin Mbandang si boobu lay xamle la jataay bi yëkkati ko jaajëfal yéen ñi mbokki si teewlu bi fii la ñu daal di teg jataay bi 19h45 atam amantoon nag jëlaat ko si kàllaamay nasaraan laata loolu la total day wéy nag Cheikh Dana Fall xibaar yi di wéyandi si 3w.media.sn